deforo te dinu aar. Coronavirus taking over all the world. ñu seeti dañuy aar. ni jéem a def li war te fagaru fi mu toll ni lépp dépendre nu defal li war te bu ci taay maamee. yàlla yow su la neexee ci benn waxtu yow daa nga ñëwoon ki nga doon. tey gis nañu tey xam nañu seede dañu ne yàlla yow yaay yàlla. ñëpp a yéemu kii ñëpp a jaaxle. corona dama jommi ci lii lëmbe àdduna bi bawul franchine njaago juif ak xeetu nabi mi ngi fàdd di rey yàlla yërëm ñu tey ñi ci jote dee ma ñaan nga xaare leen ak jënd fii ñi ci des pour ñu mujj na loxo yi seet jotaay bu bëri nit mu fara le virus bi di fekk xamul ku ñuul ak nit ku weex corona bi bett nañu te yee nañu wàññu àdduna yi benn lañu. salaamaaleykum waa àdduna di leen siyaaraat di leen bëggewaat di bëggee kull koo xamante ni rek yaa ngi ci diaspora bi di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di sant yàlla julli ci yonent bi gërëm sunu ñaari waajur gërëm sunu wasile yi nga xamante ni ñoom lañu sunu borom booleel di nuyu ñëpp di wax ni Waana Bir TV xam naa ni namoon nañu lii jàkkaarloog Talla Hann di wax ni sud internet tamit xam naa ni namoon nañu jàkkaarloog Talla Hann parce que gën nañu def émission mais dama seet si tey koo xamante ni day ndaanaan di kilifa ci réew mi te koo xamante ni macha allah nit la boo xamante ni benn nit la. boo ko gisee daaw gisaat ko ren li ngay gis ci moom ngay gis ci moom laa seet si tey du ma leen jox turam du ma leen jox dara dama leen di bàyyi moom ci boppam mooy présenté boppam nuyoo ak askan wi ñu doog a xuus tàmbali ci waxtaan wi kon mu xuus dem seeti ki nga xamante ni tey moom laa seet si du ma leen wax tur. bisimilah sang bi ñu ngi lay siyaar Seydou Moustapha Kane. maa ngi leen di siyaar di leen dalal fii ci Parcelles Assainies di leen nuyu di kontaan ci teewaayu Na Bir TV fii surtout yow mi nga xam ne di sama xarit di sama nit di nit ku baax di doomu Parcelles Assainies ñu kontaan trop ci li ngay def mu doon fierté ñu ngi kontaan lool daal maa ngi leen koy wax. waaw ndeysaan ñu ngi lay fay ñu ni tamit di kontaan ci yow ci dalal bi kontaan ci yow ci ubbeeku bi kontaan ci yow ci ni ñu ñëwee rek nga dalal ñu balaa bi wàcc ci réew mi jaaxal àdduna muy coronavirus Covid 19 jaaxal àdduna bi yépp réew bu nekk boo fa duggee fi mu ne nii moo koy lëmbe na sunu réew mi Sénégal ba tax fi mu ne nii kenn mënatul dem kenn mënatul ñëw ma lay laaj yow Moustapha Prési nan nga koy dundee ak nan nga ko gisee. tout d'abord ñu ngi rafetlu laaj bi nga laaj ak question bi ni mu ñëwee mbirum coronavirus buñ ciy wax d'abord dañuy jaale ñi nga xam ne ñuy sénégalais ñi nga xam ne ñoom la ci yàlla jël seen bakkan te kenn ci di ku ñu xam di Pape Diouf ñu ngi koy jaale njabootam di ko jaale Sénégal yëpp mu nekk nit ku baax nit ku amal njëriñ askanam amal njëriñ àdduna di jaale tamit soxna si ci topp di masawu bépp malade bu mu dal di masawu tamit bépp famille bu mu dal di ci masawu Sénégal di am kontante di am fierté ci suñu corps médical dañu dalal suñu xel ci seen jàmbaar ak ci seen expertise coronavirus nag mbir la moo xam ni lu dal ci àdduna la dal ci Sénégal dal ci ñun ñëpp muy loo xam ne jaaxle am na jaxasoo am na waaye nag yàlla amul lépp lu mu sàkk te utalu ko saafara ñu gëm ni kon saafara dina am waaye nag saafara balaa muy am dafa am fu mu war a jaar fi mu war a jaar nag weesuwul nit ñi nga xam ne ñooy nit ñi muy état du Sénégal muy docteur yi ko war a faj waaye nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy sénégalais yi tamit dañ ci am wàll loolu moo
ci suñu gis-gis ñu xam ni ñun am nañ ci wàll bu mag boo xam ne war nañ ko taxawee muy ci wàllu digal yi ñu digal ñu respecté ko waaye tamit kenn ku ci ne tamit gëm ni yow liy faj jàngoro bi ci yow la war a jóge muy sa comportement fi mu toll nii li docteur yi wax dafa leer du mbiru prise en charge kese mbiru comportement la fi mu toll nii ndaxte même réew yi am doole yi ñu ngi leen di massawu gis nañ ni mbir maa ngi fay bëgg ëppi loxo kon donc comme yàlla def na sutura fii suñuy docteur am nañ xarañ suñu réew jël na ay matuwaay ba mbir mi nañ yaakaar noonu lay méttee yàlla def na ci saafara kon donc état am na ci responsabilité bu mu war a assumer yeggali ko waaye ñun it am nañ responsabilité bu ñu war a assumer daal di koy yeggali ci suñu comportement daal di respecter li nga xam ne mooy prescription yi feebar bi muy gën a wàññeeku di gën a wàññeeku ba jeex ci Sénégal jeex ci àdduna loolu moo ci suñu gis-gis te tamit gis ni taxawaay bu am solo la ci ñëpp war a taxaw tey jii nii li ko dalee ci président de la république ba ki ci gën a ndaw Sénégal wala ci àdduna néew di doole nga tey ndaxte feebar bi tey am na leen loo xam ne imposé na la ko te mënoo koo bañ ndaxte tey ñi néew doole ñi nga xam ne dañoo néewoon doole naka jekk ñooñu moom seen néew doole kenn waxatu ko waaye tey bëri na ñoo xam ne mënaloon nañ seen bopp tey feebar bi def na leen néew di doole ndaxte seen alal mu ngi yàqu seen teraanga mu ngi yàqu seen santé mu ngi yàqu seen xëy mu ngi yàqu te mënuñu koo bañ ndaxte am na loo xam ne kenn mënul xeex ak moom da ngay nangu li mu laaj ñu def ko mooy gën ci ñëpp ndaxte tey sacrifice dafa war a commencer ci état gis nañ ni consentir na sacrifice ñu ngi leen di waaw góoral waaye bu ñu sañoon mu yokk ko ministre de la santé gis nañ taxawaayam rafet na ñu ngi koy rafetlu bu ñu sañoon mu gën cee taxaw suñu corps médical ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu rafet ndax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla sàmm yàlla aar leen tamit ndaxte ñoom it ñoo nekk au premier plan ci xeex bi kon ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla sàmm te li état bi joxe bu ñu defee calcul bi dina mën a prendre en charge yenn nit waaye yeggewul fépp te état nag la mu mën defagum na ko kon donc nañuy ñaan ñi nga xam ne ñooy communes yi ku ci mel ni commune Parcelles Assainies fi ñu dëkk ñu ngi wax waa conseil municipal bi ak le maire na jël responsabilité am mbir mi sensibilisation bi baax na waaye sensibilisation rek doyul jël matulul mesures yi nañu jël xaalis bi nga xam ne xaalisu budget wu Parcelles Assainies la ñu jël ci wàll wu am solo ñu jël ko def ko ci ñi nga xam ne donte waxuñu sax ñu pauvre rek de waaye am na ñoo xam ne mënaloon nañ seen bopp fi mu toll ni mbir mi gàllankoor na leen te état def na ci la mu mën kon mairie fii lañ koy xaaree na def la mu war a def te def gi nag na jaar yoon te li état indi bu ñëwee nañ ko jaarale yoon ña caw yelloo ñu jox leen ko ndaxte tey tolluñu période politique période dimbalante def sa warugar tey jii nii état mooy suñu borom kër mooy kilifa gi ci topp mooy mairie boo xëyee tey mairie dafa war a taxawaayu taaw ci biir kër état mooy bàyyi ñu daal di jël li nga xam ne moom mooy ci budget bi ñu def réorientation daal di koy jël jox ko nit ñi néew di doole yi ak ñi nga xam ne tamit léegi tey ay néew di doole yu bees lañ muy ay góor yoo xam ne mosuñoo soxla lenn waaye tey dog-dog bi moo jóge dal ci ñëpp kon nañu jël loolu ñu génnee ko def comme ni Barthélemy Diaz def comme ni Madiop Diop def comme ni Banda Diop daal di def parce que Parcelles Assainies mairie yooyu mënuñu am capacité yu mairie Parcelles Assainies amul kon donc liy dëgg mooy nañu Parcelles Assainies na ci maire bi prononcé wu wax ne lii jël nañ ko nar ko xaaj ci budget bi pour dimbalee ko waa Parcelles Assainies kon bu lii amee dañuy jël ay mesures yoo xam ne tamit kenn prévoiru ko woon
ñu daal di jël li nga xam ne moom la askanu Parcelles Assainies moom. Parcelles Assainies tamit war naa taxawal boppam ci xeex bi parce que ndimbal da cay fekk loxol borom. bu ñu jugee ci mairie yi mooy suñu koñ yi ñu dëkk. ña ci yàlla may barke. nañu génnee li ñu yor. ca la leen seen xol attan. ñu jël ko dimbalee ci suñuy dëkkandoo. ndaxte mbir mi. tey dañ doon wax ni réewu teraanga lañ réewu solidarité lañ réewu dimbalante lañ. dimbalante gi ñu ngi koy rafetlu. waaye na gën a yegg. ndaxte tey mbir mi xeexu sot lañu war a xeex mbir mi. kenn ku ci ne dugal ci loxoom. ñi nga xam ne nag amuñu lu ñu joxe. ak ñi am lu ñu joxe. lii seen wàll ci sot gi. mooy ci seen comportement. nañu comporté wu comportement boo xam ne dinañ oyofal liggéey bi. ñëpp. oyofal ko seen bopp ndaxte su ma aaree sama bopp aar ki ma dëkkandool aar sama waa kër aar ñi nga xam ne mënumaa ñàkk saafonteeg ñoom kon ñu ngi aarante bu ñu ko deful ñaanuñu ko yàlla waaye mbir mi tamit amul yërmande ci kenn dañ doon wax naan du dal nit ku ñuul dal na nit ku ñuul dañ doon wax du dal xale dal na xale te ba léegi tamit am na ñoo xam ne yaakaar nañ ni mbir mi ñeneen lay jar dal mooy l'enfer c'est les autres du loolu mbir mi nañ ci taxawaay boo xam ni lii lu am la te tamit bu ñu jugee ci lii servir ñu de leçon ba suñu taxawaay muy commencer ci état ba ci kër gi mooy réew day am li nga xam ne mooy capacité de gérer des crises et des catastrophes et des calamités ndaxte loolu ci àdduna la bokk réew mi la fi war mooy hôpital yi war ci réew mi na fi am suñu organisation wu dëkk lu mel ni suñu commune waroon na am une base de données communale boo xam ne toutes les informations yu concerné ku dëkk ci commune bi ak composante commune bi dañ koy am loolu nekk un système d'information géographique système de gestion outil de prise de décision yooyu réew da ko war a am ak infrastructure de base yi nga xam ne moom la ñu war a am ak comportement yi nga xam ne moo ñu war ñun ñëpp muy administré bi gën a ndaw ak ka ca gën a kawe ku ci ne am nga luy sa wàll ci réew mi dañ ko war a taxawee lii nekk un nouveau départ ndaxte corona bi su jeexee gëm naa ni dina jeex ndax Sénégal ñun yàlla seetaanuñu yàlla tamit am na yërmande ci doomu aadama yi te yaakaar nañ ni jeexalagul àdduna léegi donte lépp ci coobaram la mais ñun aussi tamit dañoo jàpp ne fi mu toll nii monsieur le maire ëpp ñu responsabilité ci dëkk bi ñu assumer ko fi suñu doole yem ak suñu connaissance ak suñuy pexe yem xaaruñu ñu ñuy woo dañoo jug xam ni ñun Sénégal la ñu bokk mais fi ñu dëkk da ngay bay ci sa wewu tànk ñu daal di jugal suñu bopp ak suñuy ñoñ ak suñu mouvement Parcelles Assainies en marche ak les bonnes volontés la suñu doole yem ak suñu mën-mën ak suñu kàddu fa mu yegg ñu doxalee ko noonu sensibiliser ci la ñu am ñu jël ko jox ko nit ñi ci wàllu alcogel ci wàllu saabu ci wàllu ceeb ci wàllu suukar ci wàllu dëwlin ñu jël ko jox ko ñi nga xam ne yaakaar nañ ni soxla nañ ko ñun ñi suñu bopp yittewoo nañ ko ndaxte fi mu toll ni sikkim moo lakkandoo mais bu amoon dinañ ko rafetlu waaye tamit même bu amul ñun jóg nañu def li nga xam ne mooy suñu warugar dem ci daara yi dem ci néew di doole yi dem police feneen fu mu xajit dinañ ko continuer ñoo ngi ñëw ndax gis nañ coono yi ñi nga xam ne fa la nit ñi di dajaloo fu mel ni marché fu mel ni lieu yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla mënul ñàkk donte ñu ngi nekk ci benn confinement partiel ak état d'urgence mais ñun suñu responsabilité moo ñu imposer bu ñu xaar kenn ci lenn président de la république doxal woote
ñun dañ ci wuyu même bu ñu wootewuloon dañoo am responsabilité jug taxaw ci comme nañ ko doon defee ba ñu juddoo Parcelles ba léegi ndaxte dañu gëm ni Sénégal dañ cee bokk waaye Parcelles mooy fi ñu suñu gox moom lañu war a njëkk a taxawal jàppale ko te ñu ngi ci. Parcelles tuuti na tuutiwul mën nga def benn affaire léegi balaa jant di soo mu wër Parcelles 1 ba 26 te it comme yow ni nga taxawee Parcelles am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi Parcelles bërki démb ma gis nga jóg ànd ak mouvement bi maanaam jël social bu am solo dugg fépp bàyyiwoo fenn te wax nga ko léegi ci sa biir wax nga ni te pareegoo yaa ngi waajaat yeneen maanaam yow loolu da nga koy def te yàlla tax wala da nga koo def ngir am loo bëgg Parcelles. ñun Parcelles Assainies fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañu amee lépp jàngee fi te ñu yàgg ci mouvement associatif te am ay suñuy dëkkandoo suñu lépp nekk Parcelles ñun même bu ñu yëngul woon ci wàllu politique li ñuy def ni suñu warugar la dafa mel ni dëkk ci kër nekk fa taaw wala nekk fa caat gis soxla nga jóg faj ko dépense jot nga jóg ko joxe ko loolu amul loo ciy ndamoo sa warugar nga def ñun lii dañ koo def ngir suñu warugar te leneen lu ñuy defit wala lu ñuy bëgg ci Parcelles dafa entrer dans le cadre nekk ci suñu warugar parce que bu ñu jugee tey wala ëllëg am lu ñuy bëgg ci Parcelles nekkul suñu bëgg-bëgg moo ñuy tax a jóg warugar li war ci Parcelles te ñu yaakaar ne ñun mën nañ ci dara mooy tax ñuy jóg mais du ñun lu ñuy bëgg parce que ñun li ñuy bëgg sant nañ ci yàlla loo xam ne bëgg suñu bëgg-bëgg la rek ñun sant nañ ci yàlla mais suñu bëgg-bëgg gox ak li war ci suñu gox ak li nga xam ne nit aussi tamit yow nga mucc yow kese muccagoo gaal gi la yëpp muy Sénégal di Parcelles mucc ñun loolu moo ñu gën a soxal loolu moo ñu tax di def démb loolu moo ñu tax di def tey te loolu moo ñu nar a tax a def ëllëg. donc dajale mbooloo metti trop ku ne xam ne fi réew mi toll yor mbooloo metti ak fi réew mi toll mettit bi nekk ci dëkk bi crise bi nekk ci dëkk bi nga dajale mbooloo bu day ni mouvement Parcelles Assainies en marche man mii di wax ak yow ci mouvement bi laa bokk parce que man maay géwlu mouvement bi maanaam li olof yi di wax naan du ma ci marinière garam bu laa ci man dama ci bokk mais tey da nga dajale ay nit ànd ak ñoom te nit ñi bu ñu ñëwee ku nekk ak sa jikko ku nekk ak sa version ku nekk ak sa xel ku nekk ak sa xalaat yow nan ngay dundee loolu. non mais xam nga mouvement bi ñun naturellement lañ koy dundee ak tamit discours de masla ak vérité ndaxte tey mouvement bi bëgg Parcelles lañu woote ñun ñëpp suñu nom di ko wane mooy Parcelles Assainies en marche ci olof ñu mën ko tekki mooy Parcelles Assainies bu jëm ca kanam buy dox buy def ay jéego kon ñun ñëpp ñi ci nekk dañoo dox ay jéego ñu nit ñu dox ay jéego ñu ànd di dem loolu moo tax ànd bi daal di yomb lu mbooloo mi yaatu li ñu tax a jóg ku ko xool rek da nga koy yombalal sa morom xoolee sa morom sa bopp muy Parcelles Assainies te mouvement Parcelles Assainies en marche donte am na suñuy papa donte am na suñuy yaay donte am na suñuy rakk mais question de génération la suñu génération ñun toll ci benn tranche d'âge bi entre 30 ans 25 ans ba 45 ans génération boobu noonu dafa jot tey ñu jël seen responsabilité porter en bandoulière li nga xam ne mooy développement socio-économique bu Parcelles Assainies ndaxte
Parcelles Assainies dafa nekk commune bu am solo nekk commune bu am capital humain moo tax Parcelles Assainies en marche daal di jóg ñu daal di xam ni li ñu yëgandoo ñun ci coono bu waa Parcelles di dund ak ci jafe-jafe yu Parcelles di dund muy ne xam ni ñun dañoo war a jóg dafa di jamono ji da di jamono joo xam ne lépp dañ koy tegee ginnaaw mu loolu daal di xaar mais sinon lii mënoon nañ ci xuus lu bari mais pour revenir ci sa question bi mouvement bi daal dëgg ak xam réalité Parcelles yi muy dund ak potentiel yi Parcelles am ñun ñëpp ñu def ko farata loolu moo waral mouvement bi ci boppam suñu ànd dafay yomb ndax dañoo am lay suñu lay dafa leer daal suñuy wax booy dem di wax ak nit mbiru Parcelles en marche pour nga convaincre ko dafa yomb ndax discours bi ak vision bi ak jëfin bi dafa accessible te dafay toucher li waa Parcelles bëgg kon moo tax ñu gëm ni ñun lépp mu ngi ci suñu doxalin rek mais am nañu lay am nañu mobile loolu moo tax vraiment mbooloo mi car macha allah ku ci ne tamit am si cër ñëwoo nekk figurant ku ci ne da nga actif suñu démarche interaction la ñuy defee nekkul ne Moustapha Kane moo jiitu rek di buumi gars yi dañoo di boroom xel di boroomi jëf di boroomi nombal tànk am na ñoo xam ne ñu ngi ci mouvement bi ñoo ma ëpp xam-xam fuuf ñoo ma ëpp diplôme fuuf ñoo ma ëpp capacité financière fuuf ñoo ma ëpp xame fuuf mais dañoo xam ni ànd boo gis rek donte ay melantaan la sax am na ku ñuy jiital pour doxin bi rafet mais tey li ñu gën a neex ci Parcelles en marche mooy kenn ku ci ne da nga jox sa moroom cër te àdduna kaay ma jiite leen yombul te neexul Parcelles en marche di ku gën a yombal mooy dañoo nangulante muy mag di xale di ndaw di góor di jigéen di star di sportif di acteur culturel di intellectuel di artisan di ouvrier kenn ku ci ne da nga nangul sa morom looloo tax démarche bi yomb loolu moo tax doxalin bi neex te loolu moo tax bi ñu juddoo ba léegi yàggul mais ay expérience ñoo fi nekk ay nit ñu am vécu ñoo fi nekk ay nit ñu dëkk ci dëkk bi ñoo fi nekk dëkk Sénégal dëkk Parcelles ñoo ci nekk ba pare doxee ko waxee ko loolu mooy suñu li nga xam ne moom laa yaakaar ne moo expliqué Parcelles en marche li mu ñëw waa Parcelles commencé ko adopté ndaxte dafa nekk benn mouvement boo xam ne mouvement entrepreneurial la mouvement social la mouvement boo xam ne la buy promouvoir la recherche et l'innovation te fi mu toll nii dog-dog bi am dal àdduna yépp dafa mel ni lii la doon xaar ndaxte fi mu toll nii esprit entrepreneuriat dafa war a dox après coronavirus recherche ak innovation parce que même pour xeex corona bi sax dafa laaj xel ak innovation ak mën a adapté wu ci situation te tey ñun suñu njàqare mu ngi ci corona bi ne mais après corona bi ni suñu tissu économique nar a déstructuré wu sur le plan social difficulté yi nit ñi am ndax liggéey yi nga xam ne dañuy taggatémbe boobu dafa laaj li nga xam ne mooy defaru Parcelles ak liy defaru Sénégal kenn duñu ci jiitu ñun taxawaay boobu la ñu am te ñëpp ñi nekk ci ñun ñoom loolu lañu am ndax dafa am ay artisans yu nekk ci mouvement bi am ay artistes yu nekk ci mouvement bi am ay intellectuels de renommée yu nekk ci mouvement bi am ay ingénieurs am ay juristes am ay docteurs am ay journalistes couche bu tissu économique ak social lu Sénégal ak nit lu mu war a doxalee àdduna
am na Parcelles Assainies en marche loolu moo tax ñun suñu xel dafay dal ci capital humain bi nekk Parcelles Assainies mais suñu xel aussi dafay dal ci capital humain bi nekk Parcelles Assainies en marche. macha allah laaj yi am na solo tontu yi am na solo parce que ku dégg ni ngay waxee wax ji dal na wax ji am na respect wax ji maanaam ku ko dégg dina xam ni lii luy jariñ réew la mais Moustapha Kane dafa nekk doomu Parcelles am benn mbébét bu mu am Parcelles former mouvement Parcelles woo jeunes yi góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi woo ñëpp def leen benn say dajale leen mais Moustapha Kane dañu bëgg a xam ndax yaa ngi ci ay projet yoo xamante ni bu yi passé maanaam yaa ngi ci ay projet parce que ku ne xam na ni politique laajul toog ne tekk parce que politique dafa laaj dugg ci biir gox yi ànd ak nit ñi dugg ci mbumbaay bi dugg ci programme yi wane sa bopp Parcelles xam la dafa ànd ak loolu ndax yow yaa ngi pare pour ay programme yooyu def ndax yaa ngi pare pour dugg ci biir gox yi nit ñi gën la xam ndax yow yaa ngi pare ay maanaam yaa ngi ci ay plan yoo xamante ni incha allah bu yi passé di nga yëngal Parcelles daal. waaw merci incha allah parce que tamit mouvement bi dafa am ay bànqaas yu ko lal ak aussi ay programme d'activité incha allah lii ñu ngi ñaan yàlla génn ci ak jàmm mouvement bi dina ci yëngu sur le plan économique et entrepreneurial bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon ci wàllu encadrement des jeunes et des femmes dina yëngatu aussi ci wàllu culture ak ci wàllu sport am na ci ay programme yu am solo yoo xam ne commission yi ko yor ñu ngi établir seen plan d'action yoo xam ne dinañu ko dérouler mais aussi dinañ def aussi de la proximité parce que ñun dañoo dëkk ci dëkk bi ñi ñuy fekk ñi dëkk ci ñi ñu nar a fekki ñii ñoo jàngandoo ñii ñoo yarandoo ñii ñu xamante ci wàllu vie associative kon donc fu ñu dem suñu kër lañ nar a dem moo tax ñuy wax waa Parcelles nañ ñu xaar ñu ngi ñëw waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo nar a développer Parcelles Assainies ci li nga xam ne moom mooy soxla waa Parcelles Assainies ñu ànd ñu def ko ñu ànd ñu ut ci saafara li nga xam ne mooy suñuy potentiel li nga xam ne mooy suñuy sookul yi ñu am pour mën ci jafandu pour yóbbu beneen niveau Parcelles ci loolu lañ nar a waxtaan ak ñoom ci loolu lañ nar a jëm ak ñoom ndax Parcelles Assainies dafa am solo ci Ndakaaru te solo boobu noonu war nañ ko jëriñoo Sénégal jëriñoo ko kon moo tax ñu xam ni Parcelles Assainies dinañu ñëw ba ku ci ne fa nga nekk ñu fekk la ca la nga nekk waxtaan ceeg yow ca la nga mën ak ca lay sa participation ci Parcelles Assainies ñu ànd kook yow nga indi xalaat boobu te ñu ngi waaj ci Parcelles Assainies lu bari muy ay activités mais aussi ay wàllu réflexion ak ay action parce que nañ ko jëfee bu ne nañ ko waxtaanee moo koy lal ci wàllu forum ci wàllu panel ci wàllu débat ci wàllu organisation ci wàllu sensibilisation ci wàllu entrepreneuriat ci wàllu investissement humain ci wàllu citoyenneté moom mooy li nga xam ne moom la Parcelles en marche jógee te ci moom lay dox saa su ne ndax ñun suñu démarche nekkul démarche électoraliste nekkul démarche politique politicienne loolu nag wax ko yomb na mais ci jëf lañ ñuy xaar te ñu ngi ñaan yàlla lii tegu ci suñu kaw yàlla na ko yàlla teggi ak jàmm ñun ñëpp ñu fekkee ak jàmm daal di jublu ci loolu. waaw maanaam Parcelles mën naa ni man ak yow am na fu ñu jot a ànd def ay démarches am ñu jot a seeti bi ñu leen seeti jee am na lu ñu wax ci wàllu mbirum inondation bi ñuy am ñoom wàllu mbirum maanaam seen kër yi ni muy mel ak bu nawet jotee ni ñuy sonne ak maanaam fa ñu dëkk
maanaam cër bañ leen fa war a joxuñu leen ko fa ndax jot nañoo ànd man ak yow def ci ay démarches yooyu may laaj yow nan ngay dundee loolu ak maanaam tey bis bu la suñu borom bi maanaam joxoon tey ndombal tànk Parcelles maanaam yow loolu nan nga koy maîtriser. parce que Parcelles Assainies c'est que taala dañ nekkul sax ci période bi moo tax sax duñ ci bëgg a xuus lu bari parce que période bi vraiment ñun dañu gis ne lépp lii nii dinañ ci tontu dinañ ci ñëwaat mais période bi nañu xeex lii ba pare bu ñu xeexee lii ba pare ñu mën a jublu ci leneen waaye bépp tiisu waa Parcelles Assainies bépp seen jàngoro bépp seen naqar ñun faj ko moo ñu tax a jóg te loolu dinañ ci delluwaat incha allah parce que période bi boo waxee rek day dépassé wu ci contexte bi ci contexte bi la ñu bëgg a xeex daal ñun lii lañ bëgg a jublu mais lii am nañu tontom te li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum doon wax tontu du forox tey ñun yàkkamtuwuñ ko te ñi am lu leen naqari ci Parcelles du ñu gisee ci kàddu rek ci action la ñuy njëkk a gisee incha allah rabbi loolu nga ci bëgg a tontoogum li nga ma ci jot a tontu tamit kontaan naa ci parce que macha allah teg nga ko ci temps parce que wax bu nekk fi muy jógee doo ko dégloo foofu da nga koy déglu fa muy daanoo te man déglu naa la ndax man doomu géwal laa am na foo xam ne bu fa wax génnee rek dinaa xam lii bon genre wax la yow daal kon sa mbébét man gëm naa ni mooy Parcelles jëm ca kanam ci li ma jàngat ci li nga wax fii yëpp mooy sa mbébét mooy Parcelles jëm ca kanam ndax xam naa ni loolu yëpp waxtaan la boo xamante ni après la te lii yamul fii ak réew mi fi mu toll ak balaa bi dugg ci réew mi ak tey maanaam jàkk yi ñu tëj yow nan nga ko gisee jàkk yi nga xam ne ci lañ doon yow di ci wasifa di ci julli di ci jox suñu borom li mu moom yow nan nga gisee loolu ak nan nga ko dundee. waa d'abord di sant yàlla ci li ñu yàlla defal muy mag ñu baax ak nit ñu baax ak aussi di dundandoog aussi nit ñu baax ñuy dundandoog ñoom ni ma ko gisee mooy ni suñu ay kilifa diine ñi nga xam ne mën nañ leen ci tudd muy xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ak Serigne Mountakha vraiment di leen ñaanal yàlla may leen wér gi yaram ñu yàgg fi lool bu ànd ak wér seen taxawaay ci mbir mi dafa rafet te Sénégal aussi mbir mi ni mu fi duggee metti na waaye mbir mi duggee na feneen nu mu gën a mettee ni mu fi duggee kon loolu ñu ciy sant yàlla di ko ci ñaanaat rek mu dolli ñu yërmande yërëm ñi ñoom de ci lu ñu ànd man dama ciy ànd Moustapha Kane en tant que jullit ci lu ñu soutenir man dama koy soutenir en tant que jullit mais lépp lu ñuy def rek dañ koy def teg ci yoon masque yi ñun suñu bopp xam nga dañu nekk suñu mouvement dafa nekk benn incubateur u start-up am na ay start-up yoo xam ne dañoo ànd ak ñun jóg lu yàgg ci wàllu masque yi balaa sax nit ñi commencé koo defar nii ñun defar nañ ci un nombre daldi contacter le médecin chef bu district bu Mam Abdou bëggu avant ñu koy gis sonn nañ ci tuuti mujj nañ koo gis dem toog ak moom ñu ko ciy gërëm ñu defar ay masque yoo xam ne ci norme yi ko tubaab yi digle CHU Grenoble ñu noonu lañ ko defaree bi ñu ko defaree noonu daldi dem waxtaan ceeg moom jox ko pour mu étudier ko mu toog na lu yàgg ñun ñoo fa delluwaat soññ ko ci la ñu tontu ne moom munu cee wax dara ñun nag fi mu toll nii dafa am rupture masque li ci suñu doole bu ñu ci tontu woon
ñu jël masque yooyu ñu defar ak ay tailleur defar ko ak ay normes pour mën koo séddale waaye dañ nekk benn mouvement boo xam ne mouvement légaliste la mouvement boo xam ne dafa am ñu muy topp muy autorité sanitaire yi te tey jii nii nombre buñ ci bëgg ñun ci suñu mën-mën dinañ ko ci def mais tamit ñun lañu waroon def ci mbir moomu def nañ ko ci defar nañu ay échantillon lu mat 60 am luñ ko ci yóbbul toog doon xaar mais ñoom ñooñu ci ubbil vraiment loolu de moo ñu ci téye mais leneen li ñu am muy ceeb muy dëwlin muy saabu muy suukar muy détergent muy alcogel dont la production et la garantie de la qualité ne nous incombe pas ñun ñu ngi kiy joxe liñ ci mën ñu ngi ko ciy def donte suñu doole bariwul mais boobu ba léegi ñu ngi ciy def di ko defal suñu ay dëkkandoo di ko defal waa Parcelles te amuñ ci xàjj ak seen te malaa may terminer may ñaan aussi ndimbal li nga xam ne état teg na ko ci loxo ku mu toll benn kilo ceeb walla benn kilo suukar ngalla bu ko nit doxalee nu mu ko warta doxalee te buñ ci xool xàjj ak seen ndaxte loolu taxu koo jóg te mbir mi caaxaan taxu koo jóg état d'urgence duñ ko décréter ci lu dul farata kon mbir mi nañ ci dox farata doxin bu nekk na doon farata ku ñu ko jox na nekk na ni yeyoo na ko te buñ ci seet xàjj ak seen. maanaam mun naa ni émission bi li ñu waroon a waxtaan lépp tënk nañu ko tey boo déggee wax ji macha allah wax ji am na yar comme ni ma ko waxee woon sànq rek laa koy waxaatee am na yar am na teggin tey teg nga ko ci yoon teg nga ko ci fi nga ko war a teg mooy kontaan ci Moustapha Kane pour encore une fois ci dalal bi nga ma dalal ak seet si bi ma la seet si nga ubbil ma buntu yi maanaam mënoon naa la seet si ak fi réew mi toll nga ni ma noo taala instant bi aw ma jot wala aw ma temps ak fi réew mi toll mais ma seet si la nga am xel mu dal recevoir ma sa saal toog ak man waxtaan ak man maa ngi ciy kontaan di la ci wax ni yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi yal na yàlla dolli jàmm ci askan wi yal na yàlla dolli ñu suturu ak xéewal lii dugg ci dëkk bi tamit suñu borom bi saafaral ñu ko bu mu génnaat fi génn ci àdduna bi yëpp ndax bu génnee suñu réew kese dugg feneen mën na fi dellusiwaat yàlla na génn ci àdduna bi yëpp fépp fu mu ne yàlla na ko suñu borom raxas mu génn fa kon donc man maa ngi sant di gërëm di joxe sama dernier mot di wax ni yéen téléspectateurs yi nga xamante ni yéenay seetaan na Biir TV tey lii lañ leen indiloon ma seet si woon ndaanaan muy président Moustapha Kane di président mouvement Parcelles Assainies en marche mi ngi nii toog kon dama koy jox rek mu joxe dernière question joxe dernière kàddoom ñu doog a tëj émission bi. waaw jërëjëf xanaa di leen sant rek di sant sa équipe bi nga àndal di la sant yow it di sant seen télévision bi yëpp di ñaan yàlla rek li ñu toll nii muy jàngoro ji yàlla na ko fi yàlla jëlee ci jàmm li mu def ci ay nit ñu faatu yàlla na fi yem te tamit après jàngoro ji yàlla na yàlla ubbil Sénégal yàlla na yàlla ubbil àdduna li mu yàq yàlla na doon sarax pour àdduna bi yàlla na doon sarax pour Sénégal mu doon loo xam ne ñu am ay lendemain meilleur et puis aussi ñu jublu ci l'essentiel et puis aussi ñu xam ni tamit ëllëg bu li weesoo union nationale union sacrée bi ñu def ñu gën koo saxal donte ku nekk di nga am li nga yaakaar ak li nga bëgg ak fi nga far mais aussi li nga xam ne mooy autour de l'essentiel chaque jour ñu nekk ci loolu am union sacrée te loolu aussi tamit li koy indi nag ëllëg mooy une vision claire une vision partagée une vision inclusive une vision boo xam ne doxalin boo xam ne dafa leer ci bëtu askan wi yëpp nga xam ni lii dañ cee juyaloo mais am na loo xam ne dañ cee war a bokk xalaat bokk ci doxalin ñu xam ne lii ñoo ko bokk ak échelle bu mu mënti toll au niveau communal au niveau national aussi
ñu xam aussi dafa war a am ay consensus fort au niveau national et au niveau aussi local mu am ay consensus fort loo xam ne xam nañ ni lii moom ñoo ko bokk leneen li ci des nag ku ci nekk am nga ci sa féete nga défendre loolu ni nga ko war a défendre en toute liberté en toute démocratie mais vraiment war na am loo xam ne union boo xam ne moom waratul a tas dafa war a sax leneen li ci des nag ku nekk libre nga nekk ci vraiment ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla aar yàlla mi mën muccal yàlla nañu may mucc te ñun ñëpp ñu bokk jërëjëf. ñu waxaat ni ñu respecté waat li nga xamante ni moom la ñu loi sant muy toog ci kër yi respecté waat suñu comportement ak suñu santé sànq bi mu ñëwee dama gis nga pàccalal ma affaire bi dama bëgg nga defaraatal ma ko pour askan wi xam ni ku dugg ci kër dañ la ko war a defal pour nga organiser sa bopp maanaam diw say loxo ba mu set wicc te ni nga ko waxee woon sànq rek maanaam comme ni nga ko waxee woon sànq ba tey defe naa ni masque bi tamit jar na respecté am na solo trop pour ñu koy respecté ñu respecté li nga xamante ni mooy norme yu ñu jox mooy nañu sóoraale kolante bi sóoraale nuyoo bu bëri bi sóoraale tamit ndaje yi sóoraale li nga xamante ni tamit mooy jataay yi nga xamante ni amul benn sens li nga xamante ni day gën a dundal feebar bi nañ ko sóor kon wasalaam ñu ngi nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni yéenay suivre seen télévision Nabir TV di kontaan ci ñëpp ku ne ñu ngi lay fekk fi nga toog di la jox loxo di la jaajëfal ñu leen di joxaat rendez-vous ci yeneen i waxtaan yoo xamante ni yuy jariñ askan wi la asalaamaaleykum wa rahmatullah kontaan ci yéen jërëjëf. Nabir TV. Coronavirus taking over all the world. Ni jéem a def li war te fagaru fi mu toll nii lépp dépend de nous defal li war te bu ci taayu maame. yàlla yow su la neexee ci benn waxtu yow daa nga ñëwoon ki nga doon tey gis nañu tey xam nañu yàlla yow yaay yàlla ñëpp a yéemu kii ñëpp a jaaxle man dama jommi ci lii lëmbe àdduna bi bawul franchine njaago juif ak xeetu nabi mi ngi fàdd di rey yàlla yërëm ñu tey ñi ci jote dee ma ñaan nga xaare leen ak jënn fii ñi ci des pour ñu mujj na loxo yi seet jotaay bu bëri nit mu faral le virus bi di fekk xamul ku ñuul ak nit ku weex corona bi bett nañu. TV, la télévision universelle qui s'étend sur tout, partout.